alhamdulillah 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 هنيئا لإبراهيم لاغ هلال بدا للناذرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد وتم لنا البشرى وأما نواله. donc ñu ngi leen nuyu ñëpp ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant maa ngi tudd docteur Moustapha Niang nekk président association bu ñuy wax Baye assistance médicale donc maa ngi fi ànd ak sama naataango docteur Assane Dramé biologiste nekk membre aussi ci association boobu noonu donc ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm ci teewaay bi di wax ne tey li ñu fi dajale mooy la célébration du Mawlid international de Médina Baye muy gàmmu Médina Baye édition 2020 donc yàgg nañ fi teew di ko def mais ren dafa tombeek benn contexte particulier bi ñuy wax Covid 19 ñuy mbas coronavirus mu nekk loo xam ne nag dañ ci war a am taxawaay bu am solo comme que Médina Baye dañuy décider ne dañuy célébrer le Mawlid donc dafa am nu ñu ko war a célébrer avec en respectant les mesures barrières donc Baye assistance médicale lan mooy taxawaayam ci célébration Mawlid boobu noonu donc ci fàttali rek Baye assistance médicale association boo xam ne la c'est une association socio-professionnelle ñi ko seq mooy ay professeurs en médecine ak en pharmacie ay médecins pharmaciens ak ay spécialistes spécialité yëpp am nañ fa ay membres am na ay chirurgiens dentistes am na ay infirmiers am na ay sages-femmes donc association boo xam ne nii ñi ko takkee ñun ñëpp ñi ko créé en 1998 suñu ay mag yoo xam ne nii jamono jooju dañu nekkoon université nekk ay taalibe Baye donc dañoo gisoon ne Médina Baye amutoon assistance ci wàllu wér-gu-yaram donc lu mel ni gàmm bu fi amaan duñu am benn agent de santé bu fi daan taxaw pour dimbale pèlerins yi donc loolu moom motivé woon suñu ay aînés jamono jooju en 98 ñu taxaw créer association boobu di dimbalante ak nit ñi donc ci fàttali rek 98 bañ ko créé première édition gàmm bu ñu def juróom-ñaari nit ñoo jugee Dakar ñëw fii nii donc mbir mi di màgg tey ba ñi ko créé yoon ñëpp nekkatuñu sax université ñoom ñëpp ay chef de service lañ ñi ay directeur lañ donc ñoom ñëpp ñu ngi nekk ay kilifa ci fu ñu liggéey donc mbir mi di dox boo yegsi ci ñun ñi tey ñu ngi ci sant yàlla donc pour wax na rek mbiram Baye mi amul tànk ginnaaw wax naa ne bañ ko créé juróom-ñaari nit ñoo jógee Dakar ñëw instant yi nii Baye assistance médicale a mobilisé une équipe de 250 agents de santé ndax contexte bi ñu nekk nii donc lan mooy suñu liggéey ci gàmmu gi suñu liggéey mooy lan on agit sur le volet curatif. Dans les années passées on agissait sur le volet curatif maanaam ci wàllu faj lañ doon yëngu faj mi mooy lan là on assurait la prise en charge des urgences mooy ñi nga xam ne nii dañoo feebar dañoo yàkkamti dañoo loru mënuñoo xaar donc loolu lañ daan def veille gàmmu dañ daan def don de sang ren fas yéene nañ ko làbbaliwaat ren mooy ñeenteel wala juróomeelu édition boo xam ne nii chaque année Baye assistance médicale bu ñu suba la gàmmu day def don de sang donc lu tax ñuy def don de sang boobu noonu parce que gis nañ ne banque de sang yu nekk Kaolack amuñ benn litre deret amu fa chaque instant day am patient yoo xam ne ni dañuy toll ci diggante dund ak dee ñu woote def ay communiqué ci ay rajo woote ci dans des groupes WhatsApp pour appeler à des donneurs yu ñëw maye sang donc loolu moo tax ñu gis ne demande bi mi ngi fi chaque année veille gàmmu Baye assistance médicale day def don de sang en dehors prise en charge des urgences ak don de sang boobu ñuy daan def dañuy def aussi les consultations de routine c'est-à-dire ñi nga xam ne ni amuñ chance u gis médecin dëkk ci ay villages yu reculé di gàmmu si am na ñoo xam ne at ba at la ñuy gis docteur te ci docteur Baye assistance médicale lañ koy gisee donc képp ku ñëw àndaale jàngoro suñu ay médecins généralistes ak suñu spécialiste dañ leen consulter faj leen bind leen ordonnance boobu bu dee garab gi am na fi ñu jox la ko te doo ci joxe benn dërëm mooy don de médicament. beneen aussi mooy dañuy def ay EPU mooy enseignement post universitaire ngir suñu membres yi nga xam ne dañu nekk université di jàng suñu ay aînés yi nga xam ne ni ñoom jàng nañ ba pare ay spécialistes lañ dafa leen ay waxtaan ci yenn feebar yi nga xam ne ni moom la ñu gën a jànkuwanteel fii nii ci couverture médicale bi. donc loolu mooy volet curatif bi nga xam ne ni chaque année dañ ko daan def ren nag ak contexte mbas mi dañ cee yokk lii volet préventif prévention mooy lan wàllu fagaru bi ma nag suñ ko waxee parce que coronavirus dafa nekk feebar boo xam ne nii boo jëlee say matukaay yàlla mën na la see dimbale mën nga aar sa bopp aar ñu la jege donc prévention boobu noonu ni ñu koy doxalee mooy lan dañuy fexe ba mboolem pèlerin yi gàmmu si takk masque di utiliser ay gel hydroalcoolique
ndax bu ñu utiliser gel hydroalcoolique takk masque bañ a joxante loxo yàlla mën nañu dimbali ci masque boobu donc loolu moo tax ñu créer ay comité de veille et de vigilance am ay équipe yoo xam ne ay dispositifs yoo xam ne dina nekk ci jumaa ji am na équipe yoo xam ne dina nekk ci li wër xabru yi maanaam rawda yi ak aussi tente bi fu ñuy gàmmoo donc dañu fexe ba képp koo xam ne ni war ngaa dugg ci bërëb yooyu noonu noo mën a def da nga takk masque wala boo takkul masque doo fa dugg dañu la laal gel aussi donc liggéey nañ ci ak COMOF Ansaroudine ak les autorités médicales def nañ ay rajoton yoo xam ne ni on lancé un appel aux bonnes volontés pour ñu participer en termes de masque et de gel donc am na lu bëri lu ñu ci dajale dañeen fexe ba masque ak gel du manqué képp koo xam ne sax dajee na yow gis na yow takkoo masque wala masque bi nga takk xaw naa doy waar ñuy jox la masque bu bees donc loolu mooy li nga xam ne ni volet préventif bi nga xam ne ni ren fas yéene nañ ko yokk ensuite beneen bi nga xam ne ni ba assistance médicale yokk na ko ci mooy dañeen fexe ba mbooleem kër sëriñ si ñu yóbbu fa un dispositif médical c'est-à-dire une équipe médicale commencé ko ci kër xalif bi yóbbu fa ay médecins yoo xam ne ñooy nekk ak moom durant tout le gàmmu di saytu wàllu wér-gu-yaramam di ko saytu moom ci boppam ak ñi nga xam ne ni ñooy ñëw di ko ziare seeg yooyu donc en dehors équipe médicale boobu noonu ñuy booleeg protocole sëriñ si am na équipe yoo xam ne aussi dañuy nekk ci bundu kër sëriñ si di si ànd ak waa Croix-Rouge ak yeneen association yi di fexe ba bala ñëw dugg ci kër yooyu noonu takk masque takk gel donc loolu mooy dispositif bu particulier bi nga xam ne ni ren yokk nañ ko ci dispositif bi ñu daan faral di amal mais volet curatif bi ren dañ ci yokk volet préventif donc loolu lépp nag ñu ngi ci liggéey ak ñu ñuy wax waa district de Kasnack ñi nga xam ne ni ñoo jiitu wàllu faj mi ci biir Kaolack ak région médicale bu Kaolack bi nga xam ne moo ëmb wàllu wér-gu-yaram ci région bi yëpp donc ñoom ñooy suñu partenaire ñoom la ñu àndal ci liggéey bi ak aussi waa Ansaroudine bi nga xam ne nii Baye Sam médical est sous la tutelle de Ansaroudine ak commission santé bu COMOF donc di lancer appel à l'endroit de tous les pèlerins ñu gën a jàpp ci dispositif bi ndax comme que on a décidé de célébrer le gàmmu mbir mi du mbiru état du mbiru médecin yi mais mbiru ñëpp la donc ñëpp ñoo ci war a dugg seen loxo ba ñu mën a réussir gàmmu gi ba ñu mën a wax ne après le gàmmu 15 jours après Médina Baye duñ dénombré benn cas de Covid boo xam ne ni sax dana fi jógee di yokkuwaat ci Sénégal comme que mi ngi wàññeeku alhamdulilah donc fu ñuy terminer mooy di lancer un appel à l'endroit des autorités ndaxte gis nañ ne dotation de médicaments bi nga xam ne andi nañu ko fi vraiment c'est très insuffisant parce que 8 millions de médicaments lañ andi woon Kaolack daaw sans Covid ren aussi avec Covid bi la dotation n'a pas changé donc 8 millions on demandait 20 millions de médicaments mais on s'est retrouvé à 8 millions de médicaments avec Covid et on juge que ça c'est très insuffisant vraiment war nañoo yokk dotation bi ndax contexte mbas mu tombé xam nañ ne Médina Baye c'est un gàmmu international ku ne muy ñëw étranger di ñëw ñëpp di ñëw ak ñi nga xam ne ni ñuy dëkk ci ay villages yoo xam ne amuñu sax occasion gis médecin donc loolu waroon na tax ñu gën a yokk dotation en médicament bi ak aussi lépp lu jëm ci wàllu gel ak masque di lancer appel à l'endroit état bi ñu jàpp ci même bu fekkee stock bi tuuti na sax mais alhamdulilah teel nañu jël suñu ay devant talibé yi teel nañ cee dugg seen loxo ut ay gel ak ay masque bu dimbalee ko autorité sanitaire yi pour ñu mën a gañ a xeex bi salaamaaleykum نيئا لإبراهيم لا هلال بدا للناذرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد وتم لنا البشرى وأما نواله